agent pénitentiaire yi waxuñu ne tey du am visite tey bool du fi dugg tey mandat de dépôt du fi am ay magum jëmm ni maak yow jàng am bac dem université ni yow ñu jot seen bulletin de salaire gisuñu dara ñu manifester loolu kenn miimul mbir moomu donc lu am la léegi nag mobilisation boobu FRAPP relayé ko ndaxte xam na ne ñooñu amuñu syndicat mu siwal ko moo pousse directeur de l'administration pénitentiaire ak ministre de la justice ñu génn ne waaw waxtaan nañu mbir mi dina sotti mais ñun loolu rek la ñuy ñaan yàlla na sotti parce que jàmm la ñu bëgg ci kaso yi li ñu bëgg mooy ay agents pénitentiaires yoo xam ne duñu tiit ndax dépense ndax ñàkk dépense ngir mun yorin bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy jëlmaan yi ñuy profito di encourager ñi nga xam ne ñooy agents pénitentiaires yi fàttali leen ne prisonnier du mala di ñaanal képp kuy prisonnier te nga yàgg fa te kenn àttewu la état du Sénégal mën la àtte di baral loxo ki nga xam ne mooy Cheikh Oumar Diagne nañ ko génnee ndaxte ni ñu ko def du yoon donc. la constitution le conseil constitutionnel. les élections ak manifestation tey loolu mooy fitna. enfin loolu li ma lim noonu yëpp mooy fitna léegi nag population bi day résister képp kuy sàcc alalu askan wi suuf nga sàcc xaalis nga sàcc zircon nga sàcc pétrole nga sàcc élection bu jotee da ngay sàcc ça c'est une loi universelle man dama gëm ne loolu loi la ku sàcc alalu askan wi. quelle théorie hein? élection bu jotee di nga sàcc. lu tax ngay sàcc parce que sàcc bi dafa neex da ngay bëgg nga wëyal ñaareel bi boo sàccee da ngay ragal ku lay remplacer mu xool gis ba pare yoon def liggéeyam donc ñaar yooyu mooy tax ngay bëgg a sàcc élection ngir continuer sàcc mu neex ci yow waaye ngir yow itam nga continuer nekk ci nguur gi wala ki la jege nekk ci nguur gi comme ça kooku du la fexeel saay boo jógee ci nguur gi Macky Sall ci loolu la nekk sàcc bu mu doon sàcc détourné bu mu yàgg détourné suñu alal moom lay bëgg a détourné suñu élection législative yi. dégg naa Aïda Mbodj wax ko tey elle a dit carrément Macky Sall sàcc la. mais man yàgg naa wax ne président Macky Sall moo jiite détournement. te tuwaay sëñ bi. non mais président Macky Sall. tuuma gu dis la de. bah waaw mais ñun ñëpp xam nañu. bu ñu la laajee ay firnde dina compliqué de. waaw mais amul problème. dama jàpp ne 890 millions yi ñu gis ci néegu maanaam Farba Ngom. loolu rek la ñu gis et d'ailleurs. bu fekkee 890 millions la ñu sàcc néegu Farba Ngom. loolu moom affaire bu graaw la. maanaam question bi mooy néegu Macky Sall ñaata moo ci nekk. néegu keneen ak keneen ñaata moo ci nekk. et que xaalis boobu ñuy dugal seen nekk moom la ñuy xañ suñu hôpital moom la ñuy xañ suñu école moom la ñuy xañ suñu béykat yi nga xam ne ba tey jii nii commencé na wis commencé na taw gi suñu engrais gi suñu jiw gi suñu dara moom la ñuy xañ suñu auxiliaire de police moom la ñuy xañ suñu nappkat moom la ñuy xañ suñu kaarange moom la ñuy xañ ñëpp. et que donc looy xaar ci 890 millions Farba Ngom yooyu ñu sàcc ci këram. mais FRAPP wax na ko. FRAPP dafa ne benn Farba Ngom député la Assemblée nationale moo voté loi contre la thésaurisation Assemblée nationale moo voté loi ne li Farba Ngom xaalis ci banque. jël xaalis bu toll noonu dugalu ko banque mu dugal ko këram. loolu yoon da ko sib donc Farba Ngom député la donc yoon da ko war a topp. procureur dafa war a saisir. ministre de la justice laaj nañ ko ci foog naa tey u démb gis naa ko ci média yi mu ni nañ bàyyi yoon def liggéeyam xëy na njortu mën na ci rafet wala yow amoo ci genn njortu gu rafet. mais Babacar ci ñetti at am naa ñeenti liberté provisoire dossier bi avancé wul saa yi bu ñu ma génnee kaso liberté provisoire te xam nga baatu liberté provisoire lu muy tekki mooy dossier bi day continuer. et que donc war nañ dem bu fi ñu naan man maa def wala am naa liberté définitive. juste da ngay dugg ak génn ba réeral gaañee yow tam kenn du yow. non da ngay dugg di génn. loolu du baat bu baax bi. baat bu baax bi mooy Macky Sall dafa foog ne Sénégal lido la Macky Sall dafa foog ne Sénégal groupe WhatsApp la boo xam ne ku mu neex lay jël génnee la ku mu neex jàpp la jàpp naa la lekk naa la jàpp naa la lekk naa la foog naa ne Macky Sall bi muy nekk xale lido rek la doon joué. waaye ñun askanu Sénégal foog ñu xamal ko ne Sénégal du Lido Sénégal du groupe WhatsApp d'accord moom du administrateur en fait groupe WhatsApp ba tax Guy Marius Sagna acca dugal Guy Marius Sagna génneewaat Cheikh Oumar Diagne dugal Cheikh Oumar Diagne génneewaat. 890 millions yi kon Khalifa Sall génneewaat 890 millions yi da nga jàpp ne tribunal du ko régler du ko leeral. dama jàpp ne bu nekkoon man maa nekkoon place su Farba kon tey kenn waxatu ko. dama jàpp ne bu doon Ousmane Sonko moo nekkoon place su Farba
kon même presse bi sax ou une partie de la presse nu mu ko naroon traité d'accord du bokk ak ni ñu ko traité mais ni dañ ko loolu fàtte d'accord naa ci ak yow li nga xam ne j'ai l'impression que moom ça ne mooy choque personne cette kaw affaire là Farba. j'ai Non. l'impression que ne choqué wul kenn. non choqué wul kenn c'est dafa mel ni affaire bu normal quoi. non une affaire aussi grave. choqué wul kenn ci réew moo xam ne yaa ngi bokk ci ñaar fukki réew ak ñett yi gën a ndóol ci réew moo xam ne ñàkk nañ may jaalewaat maanaam njaboot yi ñàkk nañ fukki tout tànk ak benn ca Tivaouane ci réew moo xam ne yaa ngi manqué les 4000 sages-femmes ci réew moo xam ne benn sage-femme sénégalaise mu ngi def liggéeyu ñeent fukk sage-femme ci réew moo xam ne benn médecin sénégalais yaa ngi def liggéeyu ñeent médecin ci réew moo xam ne benn infirmier sénégalais yaa ngi def liggéeyu ñaar fukki infirmier ak juróom-benn. donc moo tax ngeen ne bëggu leen d'accord leen ci 33 milliards yi ñu bëgg a def RTS tabax leen immeuble bu bees. daan teg nga bëgg a wax. non RTS parce que dégg naa Ousmane Sonko sànq ci seen rassemblement bi mu ni au même moment que dëkk bi paj mi sooxee Macky Sall jël 33 milliards pour tabax une tour nouvelle sur le triangle sud pour defar RTS ay taax yu bees. non xam nga mooy li may faral di wax Babacar pour man da nga war a inviter Ousmane Sonko nga laaj ko question yii nga xam ne. non je le cite par exemple. oui je le cite comme ça. mais xam nga li ma bëgg a wax c'est une question qui t'intéresse aussi. non xam nga li ma bëgg a wax. mooy yenn point yi nga xam ne Ousmane Fatou wala Mariama moo ko wax man am naa problème pour tontu ci parce que du samay kàddu parce que xëy na. bu ngeen bokkee mbootaay bokk jotaay kay yéen a bokk gis-gis. mais xam nga lan moo ëpp solo li ëpp solo mooy. pourquoi ça gêne que ma cité ko c'est tout à fait normal naturel pourquoi ça pose problème. non ça ne pose yéen a bokk seen Pastef bokk gis-gisu politique bokk gëm-gëm bu ma nee wax na nangam war naa la ci mën a laaj sa xalaat yëpp. non Babacar jàpp ne sa xalaat bi benn lay doon. Babacar ça ne pose aucun problème d'accord li may wax rek mooy voilà j'ai même perdu le fil de ma pensée xamatuma lan mooy maanaam question initiale laaj initiale bi ba tax après nga waxaat leneen loolu laa doon wax naan Kokalaan bi ñuy def nii bon man personnellement on était sur le social et les investissements. voilà xam nga la gouvernance li am solo mooy président Macky Sall dafay détourner alalu Sénégal ngir moom waa këram ñenn ci waa parti wam ak ñi nga xam ne moom mooy seen surga mooy ñi FRAPP di woowee les impérialistes muy tubaab yi France jiitu si loolu mooy tax ñu manqué le mooy li ma doon expliquer sànq li ñu manqué le et donc bu mu jaaxal kenn ay sage-femme def erreur parce que bu fekkee benn sage-femme comme ni nga ko waxee sànq mu ngi def liggéeyu ñeent fukki sage-femme d'accord mais mënoo muusa ko waane ba du am erreur bu fekkee président Macky Sall dafay détourner alalu Sénégal c'est normal que ñu toog juróomi at Babacar recruter wuñu médecin ophtalmologue ba tax par exemple hôpital bu mel ni hôpital Idrissa Pouye muy bu Grand Yoff benn ophtalmologue moo fa am mu fay def 50 à 60 consultations par jour moom laa wax waaye yeneen médecin ophtalmologue yëpp ci Sénégal loolu la ñuy dund et donc c'est normal que mu am ay erreurs médicales ndaxte personnel bi doyul d'accord lan moo tax doyul président Macky Sall dafay détourner les richesses du Sénégal pour lui et pour ses maîtres impérialistes loolu nag mooy la première violence li nga doon woowee violence di ko naqarlu mooy tontu askan wi ci pes yi nga xam ne président Macky Sall mu ngi leen koy mbéj bés bu nekk ci seen suuf ci seen alal ci seen wér-gu-yaram ci seen njàng ci seen napp ci seen géej ci seen zircon bés bu nekk muy mbéj askan wi ne mais mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam ndaxte kat zircon bi ñoo ko moom xaalis bi ñoo ko moom pétrole bi ñoo ko moom wér-gu-yaram bi ñoo ko moom ñu naan yow askan wi tu es violent yow askan wi insurrection yow askan wi waroo woote résistance maanaam fippu déedéet boobu ñu ngi fàtte ne pesum kanam borom moo koy fajal boppam et borom mu ngi tudd askan wi. mais dans la légalité et dans la paix jàmm gën ay. xam nga xeex mën na am Mali bi ñuy jógee jëlee IBK ci nguur gi wala boog bi askan wi génnee ba soldat si jël nguur gi bal tàkkul géej gi débordé wul dañoo xëy rek di toog ci dëkk ba. moo tax conseil constitutionnel bu Sénégal war a xam boppam moo tax président Macky Sall war a xam boppam ndaxte Babacar sànq yaa ngi wax naan man dama incohérent ci ñoo xam ne bëggoon nañ ma rey il y a 10 ans tey ñu leen di noot mais jël seen défense lu tax ngay trouver incohérent parce que da nga gëm ne bëri na ay sénégalais yoo xam ne bu ñu nekkoon sama position lu ñu munti def waa PDS tey ci nooteel dañuy toog ne pat xam nga loolu lu muy tekki
li muy tekki mooy président Macky Sall war na gën a góorgóorlu xam ne kat munoo le 23 mars fukki membre ak juróom-ñett de mouvement citoyen nga torturer leen boobu ak léegi rien. France man ñu jëlee ma commissariat central wàcce ma ci yoonu Thiès ginnaaw Diamniadio ba tey France yow Babacar nga bëgg a wax. ça c'est pas normal. xaaral du loolu mooy wax ji. xam nga la mooy débat bi. mooy ñaata yoon. mënuñoo téye ay nit garde à vue war leen a bàyyi ñibbi seen kër ñu dem. sàmm leen ci àll bi. Babacar xam nga la mooy débat bi. mooy man ñaata yoon lañ ma war a tëj boo xam ne jaarul yoon. ñaata yoon lañ ma war a sànni ci àll bi sànni àll boo xam ne jaarul yoon pour que man ma mun fayu parce que yaa ngi naan waaw na ngeen tontu bu jaar yoon askan bi nga xam ne béykat bi nga xam ne sàmmkat bi nga xam ne suufam bii rek la am ñu ne dañ koy fokkati sa loxo ñoom waa Ngor waa Wakam waa Yoff ngir borom daraja yi nekk APR kii moo seen suuf ñoom ñu mel ni ay indien yi ñu parqué ci ay réserve seen coordonnateur dama fàtte turam mu ngi sant Mbeng 2 mois 3 mois xaw ma 4 mois mu ngi kaso ndax lan suufal lébu yi ñu bëgg a def la même chose Koutal bëgg a def la même chose Mbaan Sanent ak ñoom seen bëgg a def la même chose ci yeneen ak yeneen dëkk. yaa koy xam nag yaa koy xam même terrain Lions yi yaa ko xam ba foofu yëngu sax jamono yooyu. terrain yi jox Lions yi bi ñu gagné Coupe d'Afrique bi. déedéet yaa ko xam. xam nga lan mooy wax ci. wax ji mooy président Macky Sall bu doon gën a déglu mouvement citoyen yi bu doon gën a déglu opposants yi bu doon gën a déglu ñi nga xam ne bokkuñu ci moom xëy na am na foo xam ne li ñu fa egg loolu donc rek nga war a wax d'accord président Macky Sall bu ñu doon déglu du signé APE bu ñu doon déglu du dooleel ay ñoom Auchan du dooleel français yi ci wàllu ndox du dooleel français yi ci suñu zircon du dooleel doxandem yi ci fànn yépp ba patronat sénégalais amul tus ba nappkat Sénégal ñu koy jàpp fële ca Guinée Bissau ñu naan alors que ñun am nañ géej 800 kilomètres de côte suñu nappkat yi ñu leen di rey Mauritanie di leen di tëj Mauritanie di leen di tëj Bissau ñuy dem pour négocier lii mooy wax ji en réalité lii mooy le débat élection yi ngay wax. pour man benn bés la rek ci juróomi at bés boobu ci la ñu war a wax ndax d'accord nañu pour suñu napp gi ñuy continuer di jaay géej gi suñu nappkat yi di dem di dee ci géeju jàmbur ndax d'accord nañu pour que ñuy nangu suufu béykat ak sàmmkat ñuy gën di ndóol jamono ji nga xam ne depuis crise alimentaire mondiale 2008 et bien avant xam nañ ne il faut que ñu autosuffisant alimentairement maanaam ñu moom suñu bopp ci wàllu lekk lii mooy débat bi. noo gisee Guy Marius Sagna justement parce que franchement on ne fonce pas encore sur les questions politiques les questions électorales waaye ginnaaw yaa ngi ci personnel de santé yi nga bokkoon xaw ma ba xam ni nga ci dellusiwaat ëllëg am déet waaye yi ngay wax ni mooy loo xam ni itam am na solo parce que fan yi dañoo seetlu ne état Sénégal buy wut ay financement day jaay suuf di tabax wala mu ni day tabax gis nañ suufu aéroport bi ni nga ko waxee naan hôpital La Dantec 6 hectares ñu xaaj ko ñaar jël 3 hectares nañ koy jaay pour defaraat hôpital bi doxalin woowu yaakaar nga ni lu gën la bu état bi di jaay ay réserve suufam ngir ne day financer ay jumtukaay yu muy tabax ak ñoom seen est-ce que lu gën la. président Macky Sall na génnee xaalis bi muy détourné dugal ko ci néegam dugal ko ci néegu ñu mel ni Farba Ngom ak ñoom seen def ko ci yitte askan wi am na fii Sénégal li am mooy ñoom. président Macky Sall. mais li ngay wax tamit xam nga amoo ci preuve quoi c'est la difficulté. amoo ci preuve ne day jël xaalis dugal ci néegam. mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Babacar. bàyyi kii. Babacar am na yoo xam ne képp koo xam ne ndofte dalu la képp koo xam ne feebaru xel dalu la nekkoo Mauritanie waaye xam nga ne gën leen mën nga fa. méthode boobu ma doon wax léegi jaay suuf pour ne day tabax état bi daanaka bu continuer dootul am suuf. tontu naa la c'est que tontu bi moo la neexul xam nga lan la. non je dis le modus operandi on parle. de gouvernance mais baaxul. voilà. mais non loolu leer na la boo déggee sama tontu xam nga ne mais ñun ànduñu ak loolu xam nga lan mooy wax ji mooy avec le président Macky Sall il y a une vaste entreprise de spoliation foncière. Macky Sall dafa parrainé li ñuy woowee la mafia foncière depuis Macky Sall bi mu ñëwee délinquants fonciers dañoo yokk bandits fonciers dañoo yokk voyous fonciers dañoo yokk xam nga lu tax suuf ñaar lay jëriñ
tey jii nii boo buggee am xaalis bul dem nekki footballeur bul dem nekki xaw ma basketteur bul dem nekki xaw ma comédien boo buggee gaaw a am xaalis ak yi mul suuf bëri na ay maire bëri na ñoo xam ne biñ leen falee mais wëtir sax amuñu ko woon. pourtant ci coowal Ndingler gi yow Babacar Ngom Sedima nga àndal. non waxoo dëgg. kay. non waxoo moom nga jàppale. xaaral da nga ni comprendre nga dem nga ni nangam ak nangam. non waxoo dëgg. te baykat yi ñoom lañ dañoo jël seen suuf yow nga gën a jege gis-gis sa gis-gis gën a jege bu Babacar Ngom. Babacar. beneen incohérence ci émission bi. non Babacar. benn il faut nga bàyyi say invité ñu mun développer. maa ngi lay déglu tekkiwul ne bu ma tontoo ba pare mun nga ñëwaat. yaa ngi xeexal néew gi doole gi. baykat yu Ndingler ne jël nañ seen suuf Babacar Ngom mu ko jël yow nga dem mel ni ku féete ci Babacar Ngom. Babacar ñu expliqué ñu ko. bu fekkee sama teewaay ci émission bi da ngay bëgg di ma poser ay questions ba bu ma commencé du ma mun a eggali. bàyyi naa loolu léegi tontul xaaral baal ma dig ma bàyyi ma eggali. waaw bu fekkee da nga ma invité ci émission bi pour que saa yi bu ma commencé développer nga dagg ma ce qui fait que sama tontu du egg ñaareel bi yow gis nga ne damay perdre le fil de ma pensée te loolu daf may yomb tey. oui mais l'émission non plus c'est pas un récital hein. xaaral on relance on rebondit. xaaral te xam nga ne tey perdre le fil de ma pensée daf may yomb ndaxte wax nga ko manifestation laa jógee nii jotuma sax dem sama kër pour sang pour. sur Ndingler. non balaay Ndingler dama ne dafa am président Macky Sall moo jiite les bandits fonciers et la mafia foncière ci wàllu suuf ndax lan ñaar boo buggee gaaw a am xaalis nangul suufu baadoo la donc suuf tey jii nii c'est un moyen d'enrichissement rapide ñaar suuf mooy financer campagne électorale ñu bëri ci waa APR ñaar yii moo tax nga dégg fu nekk ci Sénégal amul suufu cimetière maanaam suufu almer ñu jël suufu hôpital ñu jël suufu espace vert sax ñu jël da nga nekk ci benn quartier ñu ne fii pour jumaa ji la ñu jël suufu xawma mbaaw àll bi nekk mbaaw ñu jël suufu bois sacré ñu jël lii moo nekk Sénégal lii mooy débat bi léegi nag mais ñun li ñu wax dafa leer depuis bi ñuy recevoir sénégalais yu bëri siège u FRAPP ci wàllu suuf dañoo ne nañu def un audit foncier président Macky Sall ne defuma ko bu ñu defoon audit foncier d'accord. non def nañ ko avec la commission nationale de la réforme foncière. non mujjul fenn. professeur Moustapha Sourang Dem si def na ci liggéey bu am solo jébbal rapport du président. mujjul fenn li ñuy woowee audit foncier c'est pas que ñu auditer pour ñàkk jël dogal auditer mooy lan fan moo am suuf Sénégal suuf bi ñu joxe kan lañ ko jox ak ndax jaar na yoon fi mu jaarul yoon ñu foqatiwaat ko. fi nga xam ne suuf si ñu jox Babacar Ngom dañ ko war a foqati wala déet. maa ngi siy ñëw bul yàqamti faut pas. mais parce que waxtu baa ngi dem nga. non mais comme waxtu baa ngi dem da ngay bàyyi may tontu benn par benn dama ne bu ñu defoon audit foncier boo ma bàyyi woon naa la wax ne bu ñu defoon audit foncier xam fi ñu joxe dëgg la wala du dëgg maanaam du yoon fi ñu joxe ndax war nañ fa joxe am déet dina état du Sénégal moom dina xam ndax Babacar Ngom fi ñu ko jox yoon la wala du yoon muy benn donc yow munoo ma accuser munoo ma tiiñal wala nga tuumal ma ci loo xam ne état moo ko def muy benn donc ñun suñu proposition audit foncier bi c'est impersonnel c'est pour tout le monde Babacar Ngom. oui mais c'est impersonnel quand tu veux parce que da ngay citer ay exemple précis. da ngay citer ba citer néegu président te jàpp nga dañ fay denc xaalis. sur Ndingler Babacar Ngom liñ ko jox dañ ko war a jox am déet. ay hectare jox ko titre foncier. maa ngi ñëw état du Sénégal. na def audit foncier fépp ci Sénégal y compris. mais tu peux pas répondre sur Ndingler. y compris non si. et sur Sedima sur Babacar Ngom. est-ce que mënoo ma bàyyi ma continuer. parce que tontu woo ba léegi. waaw mais boo ma bàyyee mën naa la tontu léegi nag man du ma yow man damay wax li may wax nag quel que soit laaj bi nga ma laaj yow mun nga ci bañ a ànd wala mun nga ci bañ a d'accord wala mun na bañ a nekk yow li nga bëggoon dégg nangul rek ne lii laa la tontu mais au moins bàyyi ma eggali. benn bi mooy nañu def audit foncier fépp y compris fi nga wax bu ñu defee audit foncier état dina xam. ndax li mu jox Babacar Ngom am déet yoon la ou pas benn ñaareel bi dañoo ne li yoon wax bu ko état respecté woon bëri na jafe-jafe yoo xam ne du am état na ko appliqué fépp ci Sénégal mooy dafa am suuf soo xam ne pour dëkkuwaay yi la
dong warul jëriñ dara lu dul dëkkuwaay. am suuf soo xam ne pour sàmm la warul jëriñ leneen lu dul loolu maanaam même boo bëgg a investir foofu doo fa investir am suuf soo xam ne pour àll bi la ak pour mala yi la dong même boo fa bëggee béy doo fa béy espace yooyu dañ ko waroon respecter zone yooyu de pâturage de nangam dañ ko waroon respecter li am mooy état du ko respecter ndax lan mooy li ma la wax mafia foncière bi état benn na respecter yoon li mu wax ci wàllu suuf bu ko doxalee muy Ndingler muy feneen ak feneen dina xam lu mu war a def beneen bi mooy le 17 juin fii mooy anniversaire u loi bi nga xam ne mooy la loi foncière ci Sénégal ñu jàpp ne benn jot na ñu xayma loi boobu ndaxte loi boobu ci la ñu bëri di sukkandiku pour aaki moo suufu béykat suufu sàmmkat suufu néewti doole beneen bi ñun waa FRAPP dañoo décider tous les 17 juin mu nekk journée de lutte contre la spoliation foncière contre les accaparements fonciers. Bon sur Ndingler sur Sedima tontu wax vraiment.